bu ñu génnee éducation dañuy dem ci côté santé. Le Sénégal a de réels problèmes ci côté santé. Plateau sanitaire yi dafa xaw a baax. Est-ce que tamit ni nga ko jàppee ne am nañ ko ci éducation dañ ko ci deful. C'est la même chose ci santé bi. alors yàlla dogal na ci sama jaar-jaar amoon na ci ay at nekkoon naa fi secrétaire exécutif de l'association des cliniques privées du Sénégal. ñi may dégg am na ci ñoo xam ne xam moo tax man la xëy na toog di wax ci laa jaar xëy na dañ ko baaxoo ndax c'est une déformation bu ñu amee ci li ñu jëlee ci tubaab bi mais loolu amul solo xamal lu ñu amal njëriñ mooy li nga mën a apporter sa réew. li tax ma wax la loolu tey Moustapha boo jàppee ne bëri na tey ci Afrique ba pare teg ci nekkoon directeur financier wu la première université privée de médecine bu Sénégal mu nekk fii. kon jaar naa ci wàllu médecine ci sur le plan de formation xam naa ba organiser ay assises yoo xam ne dafa ñëw ci wàllu médecine pour ñu diagnostiquer lan mooy problème mu Sénégal te li ma la wax ni ëpp na fukki at. bañ ko defee problème mu plateau technique lañ doon te ba léegi Sénégal loolu moo ci am li lay firndeel mooy médecins yu bëri ci Afrique fii lañ leen di fajee bitim réew. bëri na médecins yoo xam ne tey bu ñu bëggee def spécialisation en médecine tropicale Afrique la ñuy ñëw rawatina Sénégal kon ça veut dire que au niveau de la formation au niveau de nos universités nous avons les meilleurs experts yi nga xam ne ñoom ñooy former les médecins de Afrique mais boo feebaree tey ji da ngay gis ñu évacuer nit ñi au niveau du Maroc. Et d'après vous pourquoi ça? Mais parce que tey ji ñoom ils ont investi sur le matériel. jël ressources humaines yi yow andi leen Sénégal ñu jàngal leen ñu dellu def application kon tey ji yow médecin bi nga formé fii boo feebaree dem fekk ko Maroc mu faj la différence bi nekkul lu dul ci plateau médical bi la ak prise en charge te foofu boo demee plein pot ngay fay ndax amul même boo amee assurance sa assurance plein pot nga koy fay pour mun la defal avec évacuation sanitaire kon lan moo ñu tere tey ji Afrique Sénégal ñu war a mën a am ñun lu mel noonu. Est-ce que am nañ doole bi économiquement. bu baax comme ni ma la wax rek lépp rek. donc que ça soit éducation ou santé. doole bi mu ngi fi état daf ko ci deful. dañ ko ci deful déggoo li moo tax nee naa la état boo xam ne mën na ci fukki at mu tëbale ndax su ñuy wax ne doole baa ngi fi am na loo xam ne maa ngi ko ci danaa koy faral di wax te loolu damay invité waale même les pays africains à ce que ñu def ko muy nekk système de financement bi nga xam ne war nañ ko mën a mettre en place état bu ñu koy utiliser mais duñ ko orienté wu ñu ko fi nga xam ne fa lañ ko war a def tey jii. dafa nekk des investissements yoo xam ne boo ko defee da ngay noppal sa population parce que jàppal ne tey jii population bu wér boo ko amee tu dépenses moins ci li jëm ci ñoom ndax bu boobaa dana fekk fagaru bi nga xam ne li ñu naan fagaru moo gën faju foofu lañ toll te Sénégal dafa toll ci foo xam ne dafa war a gën a yokk fagaru bi ba pare faju bi ñu andi condition yoo xam ne dina permettre à ce que ku feebarati doo weer sa jàngoro te wóor na ma ne boo moytul seen plateau fii di ngeen fi jàllale léeg-léeg koo xam ne toll na ci ay jafe-jafe di ñaan ndimbal ngir mën a faju. c'est-à-dire que le problème mooy suñu la déggee que ça soit sur le plan de l'éducation que ça soit sur le plan de la santé. mu nekk ay pàcc yoo xam ne. vraiment c'est vital. c'est vital kenn mënu ko tëb balaay dara. ñu jéggi na état bi yor na lu mu ci def ko ci deful. ça se comprend que nan la ñu mën a tëbee feneen or que ci loolu lañ leen gën a décrier. dëgg la mais ba léegi lu war a mën a expliquer duñ ko ci investir. mais fu mu nekk nii dafa naan ci loolu lañ leen di xaar ndax boobu ba léegi ñu ngi koy wax tey jii ma lay laaj. lan mooy justifier ba fi ñu toll nii Sénégal war a am ay abri provisoire au moment où nga mën a jël des centaines de milliards di ko def ci des loo xam ne mbiru fo la donte buñ na mën a tàggat yaram la parce que comme ni ma ko waxee lépp loo xam ne def nañ ko ngir luy avancer réew mi lu ñuy rafetlu la ndax on parle de reconstruction mais dafa am ay priorité lépp loo gis dafa am ay priorité tey ji nit ki bu wérulee mënul tàggat yaram bu wérulee mënul tàggat yaram ak yeneen bu jàngulee am na loo xam ne du ko tal tey jii jafe-jafe yi nga xam ne jeunesse bi mu ngi koy am mais gis nga ne fii xale yi génn nañ def grève ngir lan jubluwuñu ci lu dul ñu bàyyi leen ñu dem jàngi kon loolu lay wane ne kon éducation bi am na foo xam ne sooxe na fa te gouverner c'est prévoir nga évolution démographique bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy suivre xamoon nañ ko ci at ci ginnaaw fu mu ne nii tey boo demoon direction statistique mën nañ la jox prévision yi nga xam ne moom la ñuy am Sénégal 2030 2035 2040 ba fañ ci yom ñoom moo lay wan ne kon saa su ne ñu ngi am benn
ay chiffres yu ñuy permettre nga mën a xam ne nangam bu ma fa àggee sama population dina toll fii nangam bu ma fa amee région yi lan moo tax ñu yóbbu ko ba 14 Sénégal 8 nekkoon na fi 8 régions dem 10 léegi dem ba 14 régions ça veut dire que ëllëg mun nañ dem gis nga ne département de Kër Massar nekkul woon département loolu yëpp bu ñu demee ba def ko mais évolution démographique moo tax ndax dem nañ ba ci biir am ay cartes yoo xam ne créé nañ ko ça veut dire que kon am nañu le foncier boo xam ne mu ñu permettre ñu mën a ubbi population bi ñu mën a ubbi espace yi nga xam ne nit ñi fa la ñuy dëkkee te noonu ñu koy defee ci Dakar jàppal ne région boo ci jël suñu demee ba évolution démographique boobu am mun nañ dem ba nombre de départements yi am ci région yi yooyu mën a yokk te loolu buy yokk din ci toll foo xam ne amaana mën nga dem ba ci biir xaajaat yenn région yi région de Tambacounda mun nañ ko Tamba mun nañ ko jël xaajaat ko région de Kolda mun nañ ko jël xaajaat ko mais région de Saint-Louis mun nañ jël xaajaat ko tey am na région yoo xam ne tey mun nañ ko xaajaat mu nekkaat 2 régions yoo xam ne kii la donc loolu yëpp ci évolution démographique xëy na moo lay permettre nga mën a toog ne bés bu ñuy demee ba ci nangam ak population yi toll nii pour mun ko gën a gérer nii lañ koy defee plan de décentralisation bi ñu jël Dakar def ko 19 communes bu njëkk ba ñu njëkk génnee 4 la waroon nekk biñ koy tas mais pour régler des problèmes politiques xëy na moo tax ñu yóbbu ko ba 19 donc loolu yëpp dafay nekk loo xam ne c'est des choix parce que jàppal ne jiite réew tamit daf ci toll daf ci am foo xam ne foog nga am fit ci li ngay def. fan la président Macky Sall ñàkkee fit moom mi yor réew mi fi mu ne nii. maanaam ci yan aspect la ñàkkee fit ak courage. mooy fi mu toll nii ndax bokk na ci li nga xam ne tey jii waroon nañ ko mën a weesu ndax engagement la woon muy autosuffisance alimentaire. c'est le premier point. dinañ ñëw ci loolu. loolu bokk na ci bu njëkk. ñaareel bi wàllu faj bi c'est-à-dire li ñuy jooy nii. faj lekk ak jàng dafa nekk loo xam ne daf ay engagement yu mu ci jëloon la. te gisuñu liñ ci léegi nii yaa ngi wax ci sa bref yi ngay jàllale que syndicat enseignants yi ñu ngi doog a lever seen mot d'ordre ñaata weer wala ñaata semaine ñu toog di ko def loolu tey ji kan mooy payer les pots cassés parce que nañ jàpp ne enseignant bi la muy xam-xam na ko ba dellu si ñëw di dellu xam-xamam di ko sotti ci xale yi kon tey ji xale yi nga xam ne ñoom la ñu waajal ëllëg ñoom la ñu nekk di retarder seen évolution au moment où pays boo ci mën ci dem dans le monde dañu jël éducation def ko au cœur de leur stratégie politique léegi lan moo ñu tere ñu def loolu kon ça veut dire que encore dañuy dellu si waat encore sur le courage politique te loolu li ko waral mooy nañu nangu wax Sénégal yi dëgg. lan mooy dëgg bi. dëgg bi mooy li nga xam ne li ñuy def nii mooy maanaam nañu bàyyi politique de divertissement dañu bàyyi caaxaan bi te xam ne fii ñu toll dañu war a ñun ñoo war a jël le Sénégal en main. D'accord. À 221, une autre vision de la télé.